dérouler tapis rouge suñu invité c'est tout de suite. jërëjëf Fatou jërëjëf Aïssatou gan gi tey kon sëñ Babacar Ndiaye la moom yow yaay président par intérim bu CNES confédération nationale des employeurs du Sénégal. président en exercice. waaw moo tax loolu moo tax ñun sax suñu bopp yi dafa xaw a voilà il faut parce que fi nga toog démb. Adama Lam man ni toog na fa moom lan fal quand même ñu gis résultat yi yow nga xëy suba ne yaay président par intérim. non nee na par exercice non maay président ku la fal. waaw ku ma fal gannaaw may àgg si loolu naa leen nuyu yéen ñëpp. ñu lay fay vraiment di leen sargal di kontaan aussi si invitation bi ngeen ma invité ku ma fal. mën naa la wax ñaar yi tax ma fal man maa doon premier adjoint wu ma monsieur Mansour Kama fa Mansour Kama. donc bu génnee àddina man maa war toog. ndax mbooloo ki jiitu toujours day am ku topp si gannaawam. kooku bu làqoo ki si topp moom moo war toog donc man maa waroon toog muy benn ñaareel ba bi loolu amee si lendemain bi sëñ ki fa Mansour Kama génnee àddina toog nañu benn conseil d'administration élargi muy conseil d'administration bu mag conseil d'administration boobu dëggal fal gi dëggal ko donc man maa fi nekk léegi nag monsieur Adama Lam bugguma sax di tudd tur waaye ñoom ni mbir mi demee dafa xaw indi benn complot bi nga xam ne moom moo si am. ni mu amee mooy ki nga xam ne moom moo doon suñu troisième vice-président moom moo def convocation yi bi mu defee convocation yi dañ ko def par vote électronique te vote électronique amul si statut yi vote toujours présentiel lay doon. léegi nag moom moomu. xam nga contexte bee tax ñu ngi ci Covid kay nit ñi rassemblement du ñu koy tere. non mais loo mën nekk ci Covid ak leneen loo mënti nekk. àndandoo ay nit ay textes ñoo koy régir. textes yooyu il faut ñu leen di respecter ba am lu dindi textes yi te amul lu ko dindi donc statut yi loolu la wax donc troisième vice-président bi moom moo organisé moo convoqué ba pare. ci kaw convocation boobu mu fexe ba nga xam ne léegi au lieu de troisième place nekk na première place nekk premier vice-président donc mu nekk li nga xam ni li tubaab di wax trame c'est-à-dire dañ ko fab defar ko jagal ko ba nga xam ni léegi daañu mën teg monsieur Adama Lam mi nga xam ni moom fédération industrie parce que CNES confédération si kii la c'est une organisation faîtière. fédération industrie fédération BTP. kuréel yu bëri nga ci bokk mu yilif. waaw moom industrie la bokk te industrie boobu mu bokk sax ku fa néew la. mais membre la rek CNES quand même. waaw industrie membre CNES la. industrie membre moom si boppam. yow fan nga bokk yow président. man BTP travaux publics laa bokk. donc. loolu moom moo indi jaxasoo bi actuellement. parce que yéen waa BTP rek lañ dégg ngeen remettre en cause son élection. waaw kon yéen da ngeen a minoritaire en démocratie quand vous êtes minoritaire. la majorité l'emporte. non on n'est pas minoritaire. BTP rek lañ dégg. waaw mais danaa la expliquer nu mu demee. xam nga dafa am BTP am industrie am leneen. industrie boo ko gisee ñoom ña fa ëpp mooy suñu mbokk libanais yi ñoom ñoo ëpp cotisation ci biir organisation bi. ñi doon def tram bi dañ ni léegi ñi ëppale cotisation ñooñu ñoo war nekk président or du loolu BTP boo xool en nombre BTP moo ëpp en nombre donc fal président question engagement la mais du question wu kii moo ëpp xaalis wala kii moo ëpp nombre wala kii moo ëpp nangam ak nangam. baax na ci la bokk tamit de. mais si la bokk. mais foo wéyaloo. mosul wéyee noonu. mais doguma la mais monsieur Lam démb rek. Modou baal ma bala nga dugg foofu man xam nga lu ma jaaxal nan ngeen def ba coow li ak si fii ay kilifa jiite CNES est-ce que waru leen woon toog ngeen régler problème bi ci seen biir est-ce que image la boo xam ne image bu rafet la ci CNES kii di tiire fii kii di tiire fële ci ay kilifa. maa ngi lay gërëm di la sant ci question boobu am na solo boo gisee affaire bi agsi fii c'est que dañu artu bu dul benn du ñaar am na ay réunion yu ñu am waa industrie ni ñoom ñooy jiite
ñu artu leen ni leen du demee noonu nañu xool man mi nga xam ne man maa fi nekkoon nañu bàyyi ma doxal 1 an 1 an la ñu waxoon. bu ñu doxalee 1 an ba pare ñu def alternance générationnelle kooku ñoom ku ma siy dégg xam ne loolu ma proposé woon la. lu tax ma ne 1 an bi parce que xale yii ñëw il faut que ñu ànd ak ñoom lu war mat at ñu xam kër gi après léegi ñu bàyyi leen ñoom ñu falu parce que ñun ñëpp dañu war dem retraite donc loolu man sama xalaat la woon te maa fa jëkk xalaat donc loolu noonu la demee donc xëccoo bi nga gis naam xëccoo la du xëccoo sax parce que booy xool dañu bëgg delloo yëf yi fa mu waroon nekk parce que li ma ko waxee léegi ay nit bu ñuy ànd ci mbooloo dafa am lu leen di tënk li leen di tënk mooy li nga xam ne ñoom ñëpp juboo nañ ci loolu charte boobu bu daggee nga woote wax ni charte bi yéen a ngi koy dagg yéen a ngi koy dagg déggoowu leen ci ba ñu jaar ci suuf nag def li ñu def kooku bu boobaa sa baat war na jóg. parce que charte bi ngay wax nii Lam monsieur Lam mi fi toogee démb dafa expliquer procédure yi tax mu ñu tabb ko mu doon président bu CNES wax na assemblée générale bu ñu segg mu nekk 60 après 30 ñu def conseil d'administration ba ci lañ ko désigné mu nekk li nga xam te ni tey moom mooy président confédération bi ngay wax mais bu ñu la déggee bu baax yéen ci wàllu boobu ci procédure boobu yéen ana fan ngeen féetewul est-ce que bokkal ngeen ci assemblée générale bi ba yegg ci pandaw bu wala dañ leen seppi. waaw léegi gis nga loolu ni mu demee mooy gis nga 60 boobu ak 30 boobu foofu la problème bi nekk fa la problème bi nekk ndax li tax problème bi nekk fa mooy boo gisee conseil d'administration bi par exemple 46 membres lañu mais ñoom ñu fexe ba réduire ko à 30 membres pour mën a am majorité loolu la ñu def assemblée générale bi effectivement man maa ko convoqué woon mu nekk 60 membres mais si kaw convocation boobu bi ñu toogee ñun weddi nañu ni ñu ko doxale weddi nañu ni ñu ko doxale ni leen assemblée bi mënul nekk 60 mun leen ko teg si ay quota yi nga xam ni yéen a ko déterminé te loolu suñu directeur exécutif monsieur Mor Talla Kane maa ngi koy saluer ndax xam-xamam ak ni mu taxawee woon mais moom si ñi def loolu la bokk wàññi le nombre pour nga xam ne bu ëllëgee bon am na président bu fi defoon au Sénégal bu mu bëggee mandat ni léegi 25% mën na fal président si genre porox ndoll yooyu. 2 tiers yi la bu dee 45 la on a les 30 au moins les 2 tiers sont réunis. non 46 2 tiers am 30 la ñoom 25 la ñu am. non da nga ne 30 quoi. waaw 25 la ñu am. mais man président man xam nga laa bëgg a xam man xanaa dafa am benn baxuus bu nekk président CNES. la ngay gagné da nga am indemnité da nga am xeetu waaw parce que tamit y a bien quelque chose qui fait courir. non Adama daal wax na dëgg président CNES amul dara. mais la moo si ne titre président wala. non titre am na ay affaires yi wax ñu tëjal yàq bi rek. bu président di voyager. waaw nga ànd ak moom ak yooyu dugg ci avion bi. am per diem ak ay per diem da ngay am per diem. est-ce que ñuy soxla nañu ay per diem. ñi sont des employeurs dañuy gis nga Fatick. waaw milliardaires yi nga gis nii. xeebuñu sax téeméeri junni maa la ko wax téeméeri junni xeebuñu ko lu leer laa la lu tax mu ñëw dëkk man de xeer bi xalaate woon naa ko fenn fu dul fii. waaye Babacar fii moom plateau moom bu ñu fi xasee wekk. non question yi moom. non question yi day génn gratuitement. waaw day génn gratuitement. mais question yi moo kii waa affaire waalo lay mbokk la. waaw commande la woon rek. bëgguma wax sax ndax tey dëgg-dëgg. correction morale la mais waaw mais quand même président nañu woon dëgg ndaxte dëgg li war a coow ba fa daa nekkuloon kenn du xëccoo mais xëccoo bi da lu ci gën a neex mais gis nañu ñee président inamovible beneen côté ba bay di aaj fu Macky Sall nekk ma nga ci gannaaw xam nga an Macky Sall dafa neex par bés yéen patron yi bi ngeen dem fu nit ñi amee 500 000 francs jour per diem yéen ngeen am ay 1 million nangam ba yaa ngi ci BTP ma xam naa fi may waxee donc marché yeeg ñoomin seen xam nga ne bu ñu ñeneen yow mii di njiit la sa affaire day baax loolu tamit il faut ñëw c'est-à-dire dama ñu wax Sénégalais li nekk li ci nekk yëpp waaw ndaxte bu ngeen amulee salaire li ngeen am moo dàq salaire mag di fekk si yàlla naa dee papa ma ne dëgg nag doo fekk si yàlla naa dee dërëm ma nga fa waaw maa ngi ñëw si tontu bi moom dafa mel dawul question yi aja sëñ Babacar moom dawul question yi xam nga doomu aadama boo gis gannaaw wutum xaalis war na am beneen engagement bi nga xam ni moo koy dugal si diine
moo koy dugal ci syndicat. moo koy dugal ci làmb moo koy dugal ci lu nekk mu jaral ko lu nekk. waaw engagement boobu moo fa nekk. parce que du affaire xaalis. bu ñu waaw du ngeen ay philanthrope nag papa nag. pardon mais déglu rek du xaalis boo fay jot. CNES amul benn xaalis boo fay jot. privilège nag boo ko déggee ànd ak président de la république dem voyage mais boo demee voyage généralement da nga fay jéem seet li nga xam ne boo ko indee. ñu nekk ci biir organisation bi daañu ci mën profiter. loolu privilège la non attendez. dajeeg les investisseurs. non waaw daal di jaayaale sa société au passage. waaw mais boo xoolee faraale ay marché ak yooyu. waaw mais boo xoolee waaw xam nga loolu. dugganteeg Macky Sall bu baax xëy na avant duggante woo Macky Sall bu baax mais en tant que président de CNES léeg-léeg Macky woola ay diine ak yooyu man nga xam ne ñu mu demee léeg-léeg moom la ay petit diine yu ndaw ndawaan hors antenne léeg-léeg moom recevoir ay partenaires étrangers woowaa investisseur woowaa la nga ñëw toog fi ngay toog bokkal ak simple membre fi ñuy toog papa. xam nga loolu mënoo ko dàq. xam nga lu tax mënoo ko dàq. boo xoolee roi du Maroc. buy voyager waxuma benn avion de ñaar wala ñetti avion ñoo koy topp ay investisseurs. boo xoolee président France. buy voyager ay investisseurs ñoo koy topp. boo xoolee it France tey CAC 40 boobu ngay dégg lu ko indi. c'est concertation assistée en continu. c'est parce que dañ doon woo les 40 meilleures entreprises. président ak gouvernement bi di dajeek ñoom. pour seet fu ñuy jëmale seen réew. léegi loolu ba mu demee ba évoluer ci la dugg en bourse nekk cotation en assistance en continu donc loolu kenn mënu ko dàq parce que gis nga xam nga Sénégal dañu tàmm wax politique ba nga xam ni économie boo ko yëkkatee rek ñu daal di ko faagaagal. mais quand même Papa xam nga bëgg xam aussi mooy yéen ban CNES wax dëgg yàlla c'est vrai dafa regroupé patronat yi mais ban njëriñ ngeen amal dëggantaan lu ñu mën a tegal suñu loxo ni askan wi bu fekkoon regroupement de milliardaires de patrons yoo xam ne benn genre comme genre kuréel tontu yooyu quoi kii mbooloo yooyu noonu. parce que est-ce que da ngeen dajaloo pour ne nañ yokk emploi bi dañuy dajaloo pour ne. nañu wàññi chômage nañ yokk salaire yi nañ yokk lii nañ yokk laa mais yéen seen kuréel boobu li ma ay encore kuréelu milliardaire la yoo xamante ni bitim na si ngeen ko defee mooy wax ma rek réellement papa dëgg-dëgg CNES ñun bës ngeen bouton bi pousse ngeen fii yokk ngeen emploi salaire yi surtout période bi ñu nekk nii yu metti yi nii yéen ban kii ngeen ba. waaw foog expliquer ñu loolu. waaw léegi dama la koy expliquer. xam nga booy xool. Sénégal dafa am ay entrepreneur. waaw entrepreneur yooyu ñoom ñoo daje ci CNES daje CNP daje INACOI daje feneen. mais koo ci gis am na ay emploi yu mu créé ci gannaawam. muy benn. koo ci gis aussi bu demee ba nga xam ni xaalisam jéggi na alalam jéggi na la nga xam ni moom la doon def. exemple baa ngi ñu toog fi dafa créé waat leneen. mais ñi nga xam ni ñoo fii ñëw pour liggéey rek jël xaalis dem seen yoon doo gis ñu créé leneen doo gis ñu créé cité doo gis ñu créé dara. boo xoolee tey dafa am ay entreprise citoyenne yi nga xam ni mën naa citer borom kër gi. mën naa citer Sedima ku si nekk am nga leneen li nga xam ni weesu na la taxoon jóg ba yàlla defee sa wërsëg ñëw donc ñun bu ñu dajee ci CNES loolu bokk na ci li nga xam ni moom mooy suñu màndaxa beneen bi suñu màndarga beneen bi mooy gis nga ñun réflexion dañ ci dugg ba jeex tàkk au niveau de la CNES ku nekk xam na ni feu Mansour Kama dafa daan dem ba ñëpp mere ko surtout les politiques parce que dëggam daaw ko làq. dëggam bu jotee daf ko daan wax. dëgg googu mu daan wax ñun ñoo ko daan jox. dañuy toog ba la ñuy génn dañuy réunion. boo xoolee partenariat public privé mais CNES moo ko fi indi ñoo ko xeex. boo xoolee ARMP bi nga xam ne moom mooy réguler les marchés. dañ ci xeex. suñu ay membres ñoo jëkk bind texte yi. ak yeneen ak yeneen ak dialogue social bi mais leneen li mooy justement pour respecter sa mémoire est-ce que lii ñu gis nii rafet na tey. non ngeen di xëccoo ay poste kii naan maay président duma président. loolu laa ko doon laaj sànq. non li ñu gis rafetlu wuñ ko ñun rafetlu wuñ ko mais nag tey fii nga toog yow bu ñu jëloon benn nit fale ñëw ni la Chérif génnal sa biti te defoo waxoo yàqoo teg ka fi mais boo ko waxul it daa ko joxoon. problème bi du dara lu dul loolu problème bi mooy dañu wàcc suñu statut bi ñu wàccee suñu statut am ñi nga xam ne dañu nekk ci suñu biir def fi 20 ans ak ñun ñooñu bokk ci complot bi nga xam ne moom moo am complot bi nga xam ne ay lobby ñoo nekk ci gannaaw di ko tirer donc complot boobu nga xam ne moom moo am loolu moo ñu gën naqari te dañ leen artu bu dul benn du ñaar waaye nag sama benn maam dafa daan wax
maslaa bu bare massa rek moo si topp. waaw mais sëñ Babacar est-ce que à ce rythme duñu gis comme nañu gis ENACOA yeesal ak jàppoo est-ce que duñ mujj gis ñaari CNES parce que bu ku nekk jàppee fi nga jàpp di nga gis yeneen CNES parce que sëñ Adama Lam moom lañu fal ca beneen wàll ba fii yow yaay président bi ñu fal il faut ngeen trouver solution. ñaari CNES mënul am. mais Ndiaye n'est pas majoritaire. de moo tax même moom statut bi muy woote ne président par intérim est-ce que ñoom sax mënuñ la cee topp parce que ils ont un président maintenant qu'ils ont élu. non mënuñu ma topp man maa leen di topp. li ma bëgg wax mooy. gis nga moom bu fekkee ni dafa ñëw pour defar booy dugg ci kër bari ñuy génn ndax doxalin ba daf leen naqadi parce que man baatu ñooñu laay waxee tey ñi nga xam ni doxalin bi daf leen naqadi gis nga ku mel na Sagam dafa démissionné tey te Sagam était très important dans notre organisation. am na ñeneen ñi nga xam ni mbooloo lañu bi nga xam ni porté nañu plainte avant man may toog di wax yóbbu ko tribunal donc yooyu. moo taxoon ñun ñu taxaw. mais mën nga des ci biir kuréel gi di xeexal ñooñu. non mën naa des ci biir kuréel gi mais des ci biir kuréel gi noonu di xeexal ñooñu dafay xaw nuru yaafus lu tax muy nuru yaafus parce que moom mi nga xam ne moo yore lenge yi bu ma ko bàyyee nekk ci gannaawam mais lu ko neex lay doxal te loolu muy doxal ñii ma la wax léegi duñ ci ànd de telle sorte que defe naa fulla gi mooy taxaw seet ñu teg yi fii ci yoon. mais kan moo la mun départager Pape actuellement. kan moo mën a àtte. non ku ñu mën a àtte. léegi tey par exemple du ma tudd ay tur mais organisation patronale yi am doole yëpp ci réew mi. ñoom seen yoon nekku ci de yeneen. non seen yoon nekku ci. waaye. lu seen yoon ci fonctionnement CNES. non mais kër njugu buy tàkk doon du àgg sama kër ndox mën na la kaale sa kër donc te lii bu fi duggee ëllëg bu fi génnee mën a dugg faneen. ñoom noonu lañ ko gisee. mais comme du nekk ci état de droit yu mel ni bu amee mbiram élection contestation am yaa ngi wax ay complot. je pense que cour suprême ku fa dem am na benn chambre administrative boo xam ne yii lay lijjanti. est-ce que non saisir nañ leen. saisir nañ leen. te bu ñu la déggee baax na fàtte ni ragal dafa mel ni INACOA jàppoo ak yeesam mu leen di yor. ndax ñu waa Sagam retiré wu ñeneen ak ñeneen ñu ngi démissionné et puis bu ñu la déggee xëy na jekk na wala seen yoxtu dem créer beneen CNES boo xam te ni ñooñu démissionné di ngeen di xëy. est-ce que jëmuñu foofu. non loolu mënaguma ci wax parce que àggaguñu foofu mais fi ñu àgg. mais bu fekkee Sagam démissionné am ñeneen kuréel yu démissionné foogoo ni xëy na foofu ngeen def. non ñooñu mën nañu démissionné ba pare bañ duggati fenn. problème bi mooy démissionné taxul nga créer dara. mais contexte bi coow li amee aussi il faut ñu taxaw ci parce que patronat bi li ñu jàppoon mooy ngeen ànd yéen ñëpp doole déjà organisation patronale yi dañoo bari. Covid baa ngi nii impact bi mu am déjà ci wàllu koom-koom économie Sénégal chaque jour yéen a fii nekk naan waa bitim réew ñoo jël marché yi est-ce que seen division yi du gën a indi complication déjà ci yéen patronat bi seen nekkin. mais loolu moom dëgg la division moom baaxul fenn waaye boo xoolee Sénégal moo tëddee noonu boo xoolee réew mu am 300 partis donc 10 patronats defe naa toute proportion gardée du si doon dara mais mbooloo moom moo am solo parce que mbooloo moom aussi ñoo ngi koy liggéey parce que démb am na ñu ma si doon waxal ñoo ngi jëm foofu benn plateforme bi nga xam ni ñun ñëpp ñoo koy bokk di xàccandoo di dóorandoo. tey naka ngeen di tànnee ku leen di représenté ci CES ndax dégg naa am ngeen fa poste conseiller. CES mooy lan. waaw. njiit bi moo leen di woowee CES léegi. non mais kooku. normalement Adama Lam war a dem la quoi parce que fële MEDES yaa Mbagnick Diop qui représente le MEDES Baydi Agne mi ngi fa vice président. non président c'est pas obligatoire. wala mu yónni en tout cas mooy décider ka fay dem. waaw non mooy dem wala mu yabal ko fay dem. pour le moment loolu question bi kenn yëkkati ko mais bu ñu ko yëkkati woon ka fa nekk la ñuy bàyyi parce que amul lu tax ñu ko fay jëlee. kan moo fa nekk actuellement. non Ibou Ndiaye suñu président d'honneur. moom moo fa nekk. kooku moom lañ fay bàyyi. obligatoirement léegi booy xool aussi Mansour Kama dafa am leen li nga xam ne moo ko caractérisé woon yàlla na yàlla seral ay yaxam mais bokkul si dara président CNES la nekkoon léegi lu xew mu ni yow diw demal ñu toog réunir ko ndax diw mën a dem wala mënul dem man nekk naa président COSEC pendant 6 ans donc loolu moom poste la yi nga xam ne moom mosu ko soxla
mais nekkoon na ay PCA quand même ci yenn structure. non si SDE 3FPT ak. non loolu il a été mais il a été PCA 3FPT 3 SDE bi fi jóge aussi. bàyyil ma ñëw SDE dara dugalu ko fa lu dul alalu bopp. waaw mais je dis que PCA. waaw mais PCA bu fekkee dafa dugg nekk administrateur. majoritaire. mais normalement si Sénégalais. SDE dafa amoon ay action foofu. dafa amoon ay action il était majoritaire parmi les Sénégalais. boo xoolee banque régionale des marchés moo doon PCA bi mais moom moo créé banque boobu. seen ñun ñëpp. mu xëy na cumul yi lay bañ a cumul fonction yi moo tax. waaw non PCA ñaar yoon la ko nekk. beneen bi mooy président wu 3FPT kooku li ko indi moom moo créé woon fondation du secteur privé pour l'éducation bi mu ko créé ba pare ñu wax ni léegi fondation boobu dafay dugg ci 3FPT ba loolu amee mu toog waxtaan ak béy di añ ñoom ñëpp ñu d'accord ci pour moom mu jël ko comme moom moo fi jëkkoon créé loolu moo yokkal la ci leneen am na benn fondation bu mu créé woon doon financer ay daara man mii sama daara à Saint-Louis bénéficié na si donc dafa nekkoon nit ki nga xam ni yàlla daf ko ubbi woon. yow ba nga nekkee intérim ak léegi loo fi def lu mën a teg loxo. dernière question. man bi ma nekkee intérim ak. waaw nee nga comme ça bi mu. non bi ma nekkee intérim ak loolu 7 mois la am. 7 mois la am déjà mën naa leen ni 3 mois yi dañ ko doon jooy et ça c'est très sérieux. li si topp mooy xëccoo bi commencé woon am. parce que intérim moom day am ab. mënu intérim mënoo ko def ad vitam aeternam dafa am foo xam ne bu fa tollee il faut quand même ñu am élection renouvelée comme élection am na man ñëw fi dégg yow rek laa dégg nga ne nga yëkkati sa kàddu di ñaawlu li nga xamante ni. ma ñëw ayca daaneel ñu dem allo présidence waxtu wi jot. ma ñëw intérim bi 1 an la woon intérim bi dañu waxoon. kon matul quoi. matul. texte yee ko wax wala. non ñun ñoo ko arrêté suñu bopp. parce que normalement booy assurer intérim mandat ki nga intérimé bu jeexee da nga war effacé wu. te man j'avais prévu je leur ai toujours dit que ni man maa kile alternance générationnelle laa gëm xale yi kooku ñoom leen may dégg. nañu bàyyi xale yi est-ce que am na xale ci patronat bi parce que. seen génération la oulala on en a beaucoup. on a beaucoup de jeunes yi nga xam ne ñoo créé ces écoles là et tout ça écoles supérieures yeeg yooyu. mais on est une grande fédération. ñooñu ñëpp ñoo ngi suñu gannaaw ñii am nañu quelques postes mais li ñu bëggoon mooy ñoom ñu ñëw ak jël bureau bi. jërëjëf merci beaucoup Babacar Ndiaye bu CNES président par intérim.